Sénégal am na ay kilifa yoo xam dañuy tux yàmba laa wax ñenn ñi sax dañ koy jaay. kon Sonko daal ku ko gis nga doome xaram moom laa wax doome xaram ju bon. man Ablaye Wade yónni na Thierno Lo ni man na maa def ministre d'état fay ma li ma ñàkk lépp Macky xam na loolu bu koy def may carte ndeyam di dem jël ministre d'état gi saaga ak seen ndey fii Touba yàq te lépp liñ ci def. noonu laa mel sama jukko la ku wax lu jar ma saaga la dama lay saaga nu dem bu nu waree xeex. jullit la billahi wallahi taala ak yàlla bu ma am dara ci sëñ Touba Sonko Abdou Mbaye Lamine Diallo Aliou Sall leen gën a jub bu yàlla muri woon mbalaanu sutura ni ku ne li nga jëf ci Sénégal ak ci bi nga juddoog léegi ñu def ko ñoom dañuy daw dugg ci géej gi kon seen coow li coowu politique la. Sonko fi mu jaar ci impôt et domaine na ko nettali na la wax fu mu jëlee alal ji fen na Sénégalais yi ndax 100 et quelques millions la ni da def ca barke alquran al karim waxul dëgg billahi wallahi taala day fen li mu def ci campagne bi 10 fois na loolu mu wax. mais foo yaakaar moom fan la war a jëlee xaalis boobu noonu ay lobby wax naa ko am na ñu koy financé ñi yëgal Sénégal bëgg Sénégal tàkk ci lay dem ndax gëmul Sénégal Sonko gëmul Sénégal bëggul Sénégal. gone gu xonq coy mosoo nekk dara lu dul ab syndicaliste bu nekk impôt et domaine nga ni man ngaa changer Sénégal li mu wax waxul dëgg loolu mooy dëgg gaw ma dara ci li muy wax. mas ngaa gis kuy marché dugg ci oto wut say garde de corps ab 4x4 def sa bopp président te yow doonagoo dara doo dara Sonko du dara du tus defalul Sénégal dara na wax nit ñi lu mu defagul. ndax Idrissa bu waxoon da nga koy laaj protocole de Rebeuss laaj ko lu tax Ablaye Wade tëjoon ko. loolu moom la war a leeral chantier Thiès mu leeral ñu ko une bonne fois pour toutes ndax am na lu am. kaso moom kuñ ci tëj te Ablaye Wade nee na xamuñu loolu li ñu seq. Sénégal am na ay kilifa yoo xam dañuy tux yàmba laa wax ñenn ñi sax dañ koy jaay. dama ni tey bu ñu tojoon immeuble yi nga xam ne yi drogue ko defar ak yàmba ci Sénégal ak Dakar. dëkk bi dana toy waar tama xam-xam la bu doon maa yor chefu police danaa la wax li ma wax bu doon man lañ jox chefu police te ñu war koo leeral li ma wax xam naa ko dama ni yamba bi ak drogue bi mi ngi ne xas ci Ndakaaru tey ñi nga xam ne ñooy jaay drogue ak yamba ay kilifa lañu ñoo ko mën a indi fii moom lañ leen di tudde moom la ñu jëf ak ñoom danañ ci mos ci yoolu danañ ci jaay man maa porté plainte sama bopp nañ ma woo kay man ba soxlawuma man na maa wuy sax ak immunité yi ma yor yépp li ma wax na ma procureur woo suba ma dem waa jooju ni moom dafay nekk ak ñu wéradi ñi na dem ñu faj ko ba pare ndax il n'est pas normal ndax man muy wax man laa jur def ci réew mi loo deful sa baay defu ko ci réew boo koy attaqué ko ci loo xam fi ñu nekk suñuy frontière dafa permis foo jaar jàll maraw sendal waaw wayu yi délinquant yi ay boroomi alal lañu yéen a ngi fi doon tudd le gosse la lu mu tudd booy jinne xaw ma waaw du benn booy jinne amulu rab amulu xam-xam du dara daa am ay complice yu ànd ak moom su ma wax monsieur le ministre xajul fii marron beige la je suis de l'APR maa créé APR maay APR man la bi may xeex pour Macky Sall di falu fii laa ko xeexe kenn ñemewu la wax am nay député fii yu fi ne ñi ngi ci responsabilité dañu àndoon ak Ablaye Wade ci xeex boobu may wax ni lii du dëgg ñu naan dof baa ngi wax ñu ne dof la duñ ko déglu dama ni gerte gi niñ koy séddalee baaxul juuwul mooy premier point noté ko danaa def question orale parce que dama bëgg a wax gerte gi kenn du ko yàq prix bi baaxul bàyyi leen ñi leen di wër naan leen ay profession amuñu tool jiw kenn du ko jox ku koy jaay ji café de Rome gone yi nga xam ne bu ñu faloo màkkee leen fal ni Cissé Lo du wax di ko saaga du ma ko nangu bu ñu génnee ñaan ma 100 000 1 million bu ñu amee problème 37 millions laa def ci campagne législative yi député yi am na ñu ma ci jox ak i ministre xaalis 300 millions laa def ci campagne yu Macky Sall nañ ma laaj fu ma ko jëlee danaa nangu Aïdara Sylla yori milliard à côté jinne maa ko formé c'est un entrepreneur yori milliard man waruma yor ay milliards arrêté leen caaxaan yi ñu wax maa fii lay waxee li ma xam bu ma ko waxee àddina tukki
barke alquran al karim ay yat ngeen di fab duma ministre yi génne leen ndax li ma xam naa ko man sama wàll duma nangu ku ko taxaar di jëla fab gone yi naan sàngara nekk ci tege ji taxaw café de Rome ak hôtel yi def lu leen neex ñu jox leen ni bon ñu koy jaay ba pare ñu ni ñor na je défie quiconque nañ dem débat li ngeen fi wax ca Abdou Diouf ba léegi ni moo fi ñor mosu fee ñor man maa leen dàq jàng gën leen a xam gerte et je vais informer tous les chefs religieux il faut ñu arrêter gerte gi ñuy jox di ko politiquer di ko jox ñoo xam ne ñi bayuñu amuñu tool ba pare ni ñor na jox leen engrais ñu jaay ko. damay wax ko mu honorable li ñuy def assemblée ànduma ci niñ koy gérer ànduma ci bu dee dafa am 600 millions yu ñu détourné te Moustapha Diakhaté détourné ko am na ku détourné kon ay milliards assemblée nationale. am na ñoo xam ne ñi xam nañ ne am nañ ci seen i njaboot ñoo xam ne ci loolu la ñuy xëy di ci goon ñu ngi Europe ñu ngi Amérique ñu ngi même ba Colombie xam nañ ko am na ñu jàpp na ministre de l'intérieur wax ñaata sénégalais ñoo nekk ci prison yi ci bitim réew ak ci réew mi te drogue lañ leen jàppee mais damaa am sama liberté nag ni ma doon def di xeexal Macky Sall ak Ablaye Wade ba mu dàq man noonu laay def bu ma gisee lu dul dëgg loo xam ne du dëgg assemblée ni muy doxee du dëgg. assemblée mi ngi def téeméeri junniy mission ñu bokkul assemblée même ñi ngi leen di yóbbu assemblée et mission ci assemblée nationale. lan moo ci indi Idi dafa tardé xam nga lu tax may coow ak Idi. waaw Idi dafa tëdd moom Paris li ma waxoon compagnie di noosam ak jabaram ak i doomam comme ni Wade doon def dem tëdd Macky def 18 mois wër Sénégal képp ba mu daj. ma ànd ak moom ñuy lekk ay pinton may question bi ci lay jëm pinton bi ñu doon lekk sonn ba nit ñëpp ni Macky la moom mu ñëw defe ne day ñëw ñu jox ko réew mi mu ni nag moom comme nit ñi salir nañ ko moom Idi tëj nañ ko ci kaso Ablaye Wade tëj na ko kaso na ñëw fexe ba tolloo ak Macky Sall boobu fàtte na ne am na alpulaar boo xam ne ku mën a mobiliser la tey jii bi ñu demee élection locale la ma waxoon Wade am na dafa karawaase Wade ak i centaine de millions dóor yu métti jël conseil régional ba jël lépp duma ko bu ñu demee élection présidentielle da koy wulli foofu Matam gee muy dawat di leen dig loo xam ne du ci def dara Macky daf ko fay wulli ba mu mokk rupp loolu mooy nit xam nga nit ki li mu wax moom la engagé Sidi Lamine bu waxee loolu wala Ahmed Khalifa li mu wax man dama koy jàpp rek ci politique politicienne dama wax ni man kilifa diine bu ma gis ngay farfarloo ci politique dootuma la considérer comme kilifa diine ab adversaire politique laa lay considérer ñooñu li ñuy wax lépp dara amu ci du dëgg. Aliou Sall c'est le lion de Guédiawaye si vous l'investissez il va gagner à Guédiawaye mais il va nous porter tort nous autres maa ko bind président daf ñuy porter tort Aliou bi mu insister su ma rakk dama jël kàddu gi Sénégal pour ëllëg ñu àtte ñu ma ne ko amoo droit di nekk candidat ndax bi ñuy xeex ànd ak sa mag yaa nga ci Chine ñiy wax ak xam ne ñoom ay géwal comme Farba Ngom xam ne dafa war a tontu moom ci liñ ko tuumaal ndax nee nañ ay milliards la yor te xamuñu entreprise am bu ñu liggéey ci ay marché 2009 it moom Farba Ngom bi nga xamee ne dafa fekk Mercedes am bu paan mu ni amul lu mu campagne élection locale dem di ko jaay kër bàyyi ma kër Macky Sall diggante bi am fi ay milliards dafa teel na wax courtier yi muy def yan la courtier bay mën a séddoo 1,5 milliard fenn ak feneen te nit ñi nee nañ am na courtage yu mu def ay milliards loolu la war a leeral askan wi mais man duma moroomam mu muy wax ay fay nañ ma ci assemblée loolu mu wax ay kàcc la waxul dëgg réewandeem nag ak xamadeem ak ñàkk tegginam na ko yemale ci moom duma moroomam duma mappandoom. Mais si on pousse le président à aller vers un troisième mandat, on risque de mettre le feu dans ce pays. Il faut qu'ils arrêtent. Parce que ceux qui le disent n'ont jamais aidé le président à avoir un mandat. J'ai vu des gens qui parlent, ils étaient contre le président Macky Sall. Ils viennent, on leur donne le gâteau et ils disent que Macky Sall doit faire troisième mandat autre. Je suis contre un troisième mandat du président. Macky Sall génn sax deuxième tour wóoruma ne dana ko def ak lu ka Sénégal folli lañ mënuñu fab ndax dañuy fab seen carte ni kii kër daka jarul jox carte mais li ci des damaa bëgg maire Dakar dama ko bëgg a jiite
man loolu mais man du ma nekk président Sénégal dama ni Arona képp ku ma jàppale ci mairie ak présidence assemblée nationale looy wut ci Sénégal ndax bëgguma jiite Sénégal mais yooyu dama koo bëgg te bi may ànd ak moom dama ni ko assemblée nationale boo gagné danaa ko wax sama livre wax naa ko plusieurs fois mosuma ni doo ko doon bi mu ñëwee may na ko ñaas ñoom may tanoor ñoom lee ñi ko doon xeex jox Aminata Tall mais du ma nangu loolu man lan non man damay dellu 2024 tey fu pare ànd ak man dañuy dem suñu législative. daam daanikaam boo ko laajoon dana ni la depuis presque 5 ans ñi ci retraité wul ci système bi ñoo ci ne ba ci directeur yi ministre bi daal des fois xamu ci dara ministre yi fi ne yëpp maa leen gën a compétent parce que man bu doon man waaw xamuñu ci tous dañu leen di indil kayit ñuy signé rek. ba ci Cheikh Kanté bi ñu dégg sa affaire accord yi dama ni li may wax dama ni ministre yi laa wax ñu ci bari xamuñu tous ci liñ leen jox. signé rek la ñuy def kon problème a ngi foofu ndax administration benn bi moo fi ne. benn bi la ay directeurs yi fi ne ak ñi fi ne ñoo lay indili kayit rek ni la nii la. doomu daara laa man dama jàng sama baay jàngal ma alxuraan magam jàngal ma doon yéeg ci Dakar di sàkk pof nuñ ko cof na ñu koy def ci laax man li ma gëm mooy 21e siècle kenn warut a jël ay nit di leen jéng man loolu laa gëm jéng yi ma gis kenn warut koo def nit man sama doom ku ko jéng ma yóbbu la ci yoon mais réew moo xam ni bu ñu toogee ñu ni Cissé Lo daa saaga nañu taal ay këram bu ñu kee ñu ni nañ taal tribunal mais boobu réew fu mu jëm lànk leen il faut pas l'accepter. mais bu fekkee sunu mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon xam ne bu dul woon ñooma Sénégal du jóg ci mbuumu njaam muy Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade ba ci Macky Sall mu boole leen aw saaga tudde leen ay criminel moom baayam fan la ne baayam de xam naa ne moom mooy reykatu nit bi jiitu moom Ousmane Sonko te malgré loolu Ousmane Sonko dañ ko war a laaj moom li ma waxoon këram Casamance fan la ne Casamance la dëkk bu doon doom ju baax Casamance Ziguinchor daañu ko xam dana fa def dara mais dem na ay élection amu fa dara Ablaye Baldé gañe na maire yi Ousmane Sonko du modèle loolu mooy li ma la wax diine it nanu wax jan diine la bokk man de Sonko fu nu daje ma ak moom na préparé parce que ñoo ngi ci combat bi man de bàyyiwuma sama wàll rek laay défendre kon Sonko daal ku ko gis nga doome xaram moom laa wax doome xaram ju bon a bon joo xam ne rey moo dagan ci moom Sonko dafa yàpp Sénégalais yi ñi ànd ak moom dañoo yàpp Sénégalais yi mais na xam ne Sénégal gi bàyyam sosu ko man gis naa ko mu saaga ma ci internet bi ni man mu waruma mën a nekk sax ab planton bu assemblée baayam de moom mën naa koo jël mu nekk planton Sonko baayam bu ñëwoon planton lay doon ci man sama baay moo gën baayam sama man maa ko gën moom ab sàcc la ku ko bàyyi sàcc ku ko jàpp sàcc nit ku xamadi la ku ñàkk teggin la ku bon ci Sénégal la ku bon ci réseau yi ndax yàq na réew mi. mbokk mi man du ma mënumaa wax ak koo xam ne ki yow toujours scandale lu jigéen rek lañ lay waxal. scandale lu jigéenu jàmm nañu déglu internautes yi. mënuñu wax. nañu déglu internautes yi man du ma wax ak ku mel noonu. ak Mariane man nit ku sérieux laa mën a waxal. waaw dama bëgg toog ku ci toog ci ab plateau waxal lu la neex mais Sénégalais yi xam nañ ku nekk li mu doon ñi nga xam ne ñi am nañu dem nañ ba France daf fay njaaxum ñu koy bind am na tey boo demee tey 7info am na publication boo xam ne def nañ ko ci député bu ñu naan député peuple bi la du ngeen ko génnee waaye gis ngeen ko ndax ñëpp ay dem ci internet jëf joo xam ne kooku toogoon fii def na ko Touba ba jëkkëram ni moom moo ko def jiñ ko na ko weddi naaga ñi day nangam golo yi sax dañ naan ñoo gën Cissé Lo loolu ça passe pas mënul passer parce que yàlla dama leen a raw te ci jub laa ko teg kon looloo mat a jaay loolu tax mat a jaay nit ñi ñu ngi sàcc alalu réew mi ñu naan ñoo fi gën moi je gère depuis 4 ans 17 milliards mënuñu maa génneel 1 franc ak les corps de contrôle du ngeen ko wax looloo mat a wax sàcc yi nga xam ne jaay nañ suufu Ndakaaru yi ngeen naan waaw ñii ñooy defar Sénégal te ànd ki nit jaay suuf si ci impôt et domaine def lu ne du ngeen ko tudd noonu laa mel sama jukko la ku wax lu jar ma saaga la dama lay saaga nu dem bu nu waree xeex du teem a nekk murit nekkuma café Rome di taxawaalu wala ci hôtel yi
may ñaan président Macky Sall. mais bu demee ba wóolootuma amatul ci man confiance pour yii question essentielle ñu toog wax ci ñu mu déglu ma jël décision xanaa nuñ neex la ñu yore réew mi justice beeg lépp lu leen neex lañ ko yore képp koo xam ne far na ci di tàccu ñu jox la promotion donte lee da nga doon saaga démb Macky Sall contrôle ko dañ lay jox position yu baax ñi xeexoon d'accord ñu woon ci Ablaye Wade def ñu teg leen à côté bu boobaa na ma dindi ci vice président bi bàyyi ma sama député simple ma nekk député bu koy jàppale du ma am responsabilité ci li ñuy def mais li ñuy def assemblée ànduma ci. ndax dégg naa fii ñu ne bi ñuy waaj élection bi dafa am juróomi nit yu ne ñoom ñooy sage yi yooyu APR mais ñooñu fuñ nekkoon bi ñuy xeex Abdoulaye Ka fu mu nekkoon Maam Xari Mbàkke fu mu nekkoon non il faut ñu wax ko Modou Mbàkke Bara Doli fu mu nekkoon sëñ Abdou Bali fu mu nekkoon sëñ Abdou Bali maa ko indi ci parti bi barki demb naa fekk baaxul ñoom li ñuy wax ci aw kàcc la ñu teg seen tànk aw fen ak ngoreedi parti jàmbur kër jàmbur nooy génnee ña fa ne ñooñu mënuñoo tax Macky Sall gañe ñooñu buñ doon gañeel Ablaye Wade la ñuy gañeel te dañoo dóor Ablaye Wade ba damm ko génnee ko loolu dama bëggoon man mi ko ñemee wax ma wax ne ñooñu duñu dara parti bi kilifa gi ci Mbàkke man la du keneen Mbàkke ak Touba maay kilifa gi ku mu neex ku mu naqari mënees dara waaye ñoom daal kilifa yi dem def ay deal xaalis bu ñu mën a deal ko def ko ci seeni poste mooy seen métier bu ngeen leen seenee ñuy wax ci parti bi duma leen da ngeen leen di duma. li nga xam ne lii kuñ ko teg sa doom nga bañ kuñ ko teg sa nijaay mais da nga bëgg tey jii par exemple ci dialogue bi. ñu ni Karim deful dara bon amnistie nañu Karim mais CREI yi na topp ñeneen. loolu nga bëgg Karim mooy kan bañ koy defal loolu buñ ko fi jëlee kay nañ ko fi jëlee na Ablaye Wade ni CREI yi baaxul na fi jóge juriste la. mais gëw ma CREI te du ma ko gëm. bi nga ko waxee dama ci dégg Farba Ngom mu wax ci. kooku na wax ak Pape Aliou ak gone yooyu ndax man. tolloowuñu man maa ko mag bokkuñu histoire fi ma jaaru fi li ma doonu ko ci réew mi xaalis nag du tax nit di nawloon tegew surtout xaalis boo xam ne c'est doute kenn xamul foo ko jëlee. man bi may attaqué Macky Ablaye Wade moom fu mu nekkoon kooku doon wax bi man naan ko lii nga bëgg a def trop agiral loi bi di xeex ak ñoom Doudou Wade ba ñu dàq ma fu mu nekkoon. booba mi ngi jaay ngooñ moom ak di yor ay brouette di def njool gaaraas Farba du ma moroomam loolu nag wax ko sa mbokk nee ko Cissé Lo nee na du sa morom du sa nawle bokkuñu. ma ñëwaat ministre de l'intérieur ñuy def passation de service may dugg si taseeg moom muy wàcc ci suuf sax lañ tase ma jox ko loxo moo ni sama ex grand frère bi mi ngi nii. am mbooloo ñoo toppoon ci ginnaaw loolu daf ma merloo ma ne ko Aliou. bu la neexee boo ma gisatee bul ma nuyu na nga xam ne man bokkuma ci jaamukati xërëm yi booba gaa yi di wuti alal yépp a ngi daw ci ginnaawam maa ngi leen gis ci gannaawam ñoom Cheikh Amar Ndiagne Fall ñoom ba gaa yi daw mel ni koo xam ne ki dañoo gis alal ju ñoom moo tax ma ni ko du ma bokk ci jaamukati xërëm yi ndax Cheikh Amar moom mooy financé ay direct info ki ñooñu warul woon a nangu ñuy bind ci loolu te binduñu turam lu mu doon def ci gannaaw Aliou Sall foofu. bi gën a rëy ci Touba am na fa daal sëñ Fall bu leen ñi ma bokkal ñëpp ndax bu ma leen toog ci marché sëñ Fall ma def fa 1 million ña fa toog du leen tilim kenn ku ci def ay ismajo ay rat sek 50 000 mu leen di lim pour lañu déggoo wax ci politique la naa fekk biir la mais sagaado tous te ma seen koy naxe la koy tappale la waaye dina daanu bi bu ñu wootee maa woon si Touba Mosquée ma gañe ko barke alquran daa xam baaxul du ñu amaan cérémonie boobu ma xam ne fa dara sur ma yàq cérémonie boobu ndax dama naan ko waxul te ci loolu la waxoon ñu may wax xam naa tax tu duma bu waxoon maa ne ko waxul dëgg sa bopp daf nekk li ngay wax du dëgg buñ may rek lay wax foofa ndax ñu teew ma lool parce que nañ ko wax dëgg buñ ko yëgalee nañ ko wax dëgg loolu laa ko bëgg parce que daa wax ne ñoo la defal seen Touba ak loxo daa amul bool amul daara ji muy jàngalee alquran ay doomam jànguñu sax loolu gan bu ci dëgg ku waxul ci dëgg
Arma Fatah daal loolu dama damay xeex ak moom lu ma am cër ba ñu dem ci xalifa bi Cheikh Ahmadou Bamba. tous les équipes waa parce que Cheikh Ahmadou Bamba Fatah du dara moom doomam biir na région ci dama ko wax naa ko Cheikh Ba daa ma la mu amul nekkul Sénégal kii woote ci caga moom boo ñaanee du nangu boo ma la loolu dara kay man waxtu wu ma xulee moom yokk naa moom rek. bi nga xamee ne dafa fekk Mercedes am bu paan mu ni amul lu mu campagne élection locale dem di ko jaay kër bàyyi ma kër Macky Sall diggante bi am fi ay milliards dafa teel na wax courtier yi muy def yan la courtier bay mën a séddoo 1,5 milliard fenn ak i feneen te nit ñi nee nañ am na courtage yu mu def ay milliards loolu la war a leeral askan wi mais man duma moroomam mu muy wax ay fay nañ ma ci assemblée loolu mu wax ay kàcc la waxul dëgg na wax ñaata lañ ma fay ak luñ ma waroon a fay. reewandeem nag ak xamadeem ak ñàkk tegginam na ko yemale ci moom duma moroomam duma mappandoom bokkunu histoire bokkunu fu nu jëm bokkuñu ab juddu. Sada Ndiaye gëm naa ne bu doon dignité am na bu doon honneur am na bu ñuy défendre bu doon intégrité morale am na ba àddinay tukki du ñëw di jàppale Macky Sall wala muy ñëw APR. bokk naa ci ñi nga xam ne bi Sada Ndiaye di def pexe yi ak complot yi pour ñu dàq Macky Sall ñu dig ko poste ministre pour mu porter ko parce que mooy dëkkandoop Macky Sall ci benn dëkk boo xam ne way juru Macky Sall fa la dëkk maa nga woon assemblée nationale ci lañ ma dàq ci Mbaye Ndiaye kon kooku war na am kersa ñëwaat ànd ak Macky Sall mais du yor ab këllam ñëw mbaa boolam ñëw naan ko may ma ci ñeex loolu ay wor la du dëgg rafetul baaxul ci Sénégal baaxul ci loo xam ne war nañ koo jàngal ndaw ñi Sada kon maa ngi koy ñaan moom na toog soxla wuñ ko mais mënoo nekk ci biir cabinet président boo gisee gone gu jigéen guy dox wala jabaru jàmbur nga woo ko kolaas ko wax ak moom waxi ñàkk fayda wala nga dem ci hôtel yi sax yooyu il faut que ñu arrêté ko mënatu la continuer sans taille loolu mooy harcèlement man je vais faire une proposition de loi à l'Assemblée ñu bàyyi doomi jàmbur yi nit ñi nañ ko baax ak jabari jàmbur yi qu'il faut les gens laissent tomber ces choses-là ce n'est pas honnête dama ni kenn amul droit di profiter ci benn position d'influence pour ñiy soxla ndimbal wala ñuy soxla ku leen àggale ci président wala président assemblée nationale wala président conseil économique social nga leen di chantage ñuy ay doomi jàmbur ak jabari jàmbur parce que am na position boobu il faut que ça s'arrête na nit ñi roy ci man dama du ma nawle gars yi di politique en tout cas bokkunu duñu nawle kon duñ ma yem nit boo dul bu dul sa nawle da nga koy def sang man sang laa ci ñoom politiciens yi. politiciens yi waaw sang laa ci ñoom sëriñ. d'accord. buñ ma dimbaliwul tey lii sama ak ñu jox ma ko man commerce sama intérêt rek laa ciy seet politique beneen affaire mais jënd ak jaay ak bénéfice xam ne damaa yenu ay saabu yenu ay colis Amérique yi dem ci conteneur sedd bi daanu naa Belgique jënd bu mag pour wut bénéfice nekk fi nguuru Macky Sall di ko jox ñu ko doon xeex man naa leen a nii jël ay quota jox ko gone yoo xam ne yi duñu dara café de ron la ñuy def naa ne sàngara lépp man joxuñu ma benn doomu du njëg li du ma ko wax jiw wi niñ ko joxe baaxul te dees na ko audité xam niñ ko jox yow bu dee da ngaa jël sawaat yow ñàkk ko fayda de lu ñuy séddale kenn du la jàpp Pape Babacar xeex njëriñ xeex ay fan ci jeunesse socialiste wax nga ko yaamaar pour fan nga ni doo seet sa intérêt bopp xeexal maaraan nit ñi bekk nit ñi ba fetal génn fetal lu mu génne ci ñu bokk coalition bu leen naxante gis nga man damaa ko jotee falu dara ndax regg naa te bi may xeex bi fu ngeen nekkoon ñu toog tey jii mu neex gars yi ñëw si suñu yëpp ba pare di ma sànni. Je vais sillonner de long en large Dakar et expliquer aux gens qu'il y a des vautours. L'opposition là, c'est des vautours, les Sonko et les autres. Demandez à Sonko
le FC, le fonds commun, combien il a pris. Le fonds commun, ce n'est pas un salaire. Et il en a pris. Et l'immeuble-là qu'il a, en 15 ans, le cumul de ses salaires ne peut pas acheter cet immeuble. Et aujourd'hui, il sillonne le Sénégal avec des mallettes d'argent. La femme qui avait été tuée, on l'a trouvée avec beaucoup d'argent. Où trouve-t-il cet argent? Je parle de Sonko, qui est un inspecteur des impôts, qui était proche de Tahibou Ndiaye, qui a eu à partir vers les autorités pour demander la clémence de Tahibou Ndiaye, qui est un grand voleur, bandit, et qui dit qu'il est le plus sérieux des Sénégalais. Si vous pensez à ce jeune-là, vous allez mourir. Les Casamançais connaissent mieux que vous Sonko. Il est financé par des lobbies. Il faut lui demander qui sont ces lobbies qui sont derrière lui. Mais il n'aura rien, ce Sonko. Il ne vaut rien. Il n'a rien fait pour le Sénégal. Mentir aux Sénégalais, il n'est pas un modèle. Je le dis, il faut laisser ces gens. Ces gens-là, les Pape Diop, c'est des gens qui doivent aller à la retraite. Vous les jeunes, n'acceptez pas qu'on vous trompe. N'acceptez pas qu'on vous trompe. Il était là, qu'est-ce qu'il a fait? Pape Diop, personne ne pouvait le voir quand il était aux affaires. Aujourd'hui, il est à l'opposition, il ne veut pas travailler parce qu'il ne vendait que du poisson et de carburant ici à Soumbédioune. Donc, ils se sont enrichis tous. Il a acheté beaucoup de maisons, il a pris des terrains, il a tout fait. Ils se sont enrichis tous illicitement. Macky Sall bu ma xeexul woon ba mu nekk président day am lu muy def kenn léegi nag dañoo bëgg ma ne ko way yow rek yow li nga wax lépp dëgg la du ma ko def. Macky Sall bu ma doon tàggu du nommé Souleymane Ndéné dara bu koy may xaalis daf koy may mais bu ko nommé dara ndax defaluñu dara te am nañu ko xeexaloon ñu ngi ci touche bi ba léegi di taxawaaw. li muy def parti bi kenn koy nangu fam yëf yi di ko jox golo yoo xam ne jógewuñu fenn mais man du ma ko nangu. léegi am na problème boo xam ne monsieur le premier ministre ak ce gouvernement ñun ci lañ lay séentu mooy wax ji ñu andi xam ne dañoo bëgg ñu fàtte alal ji nga xam ne yàqte nañ ko ñu yëkkati loo xam ne askan wi moo leen ko sas mooy ku fabati alali réew mi nga ñëw wuyu leeral ko képp koo xam ne am nga ay milliards denc ko te nit ñi teg ci seen bët ñu topp la nga wax foo ko jële woon ndax fukki at ak ñaar nga nekk ci milliardaire yombul yéen ñi jàkkaarloog man xamante nañu 98 am na ñoo xam ne bi ñu ñëw fii dañ doon dox amuñu ab welo tey ay immeuble lañu yor loolu nag nga fab jël ko ak courage jël ko ak sérénité ñu xam fi nga bokk Kéba Mbaye jur la di ab juge émérite Kéba Mbaye nekk ku liggéeyal Sénégal def fi lu fi kenn deful boo ñëwee yor réew mi ba ko soppi bëgg a doxal réew mi ci yoon ak dëgg bu ñu ñëwee di wax motion de censure ci juróom-ñaari weer defe naa ne ci caaxaan la ñu ne. Mes chers collègues, je vous dis que c'est la honte qui vous anime. Vous n'avez même pas honte. Vous avez peur et vous êtes en train de capituler.